mbokk yi asalaamaaleykum ñi ngi nuyu ñëpp di leen masaw d'abord surtout suñu mag ñi nekk fële ci gannaaw salle bi ndax dafa mel ni salle bi xaw naa tàng di leen ko masaw bu baax di leen jaajëfal di leen wax suñu kontante ci teew ci jotaay bi ci jotaay yu ëpp émotion ci ñun la bi ñu sosee parti bi léegi mooy war a mun a taxaw tey ci suñu kanamu ay maam ndax ku fi am 86 ans am nga double suñu âge kon mat nga ñu maam taxaw fi si suñu kanamu ay baay taxaw fi suñu kanamu ay mag pour jëmmal lu am solo ci parti bi mooy mouvement Maggi Pastef lu am solo la si ñun parce que convaincre ñi nga bokkal génération déjà lu jafe-jafe la waaye defe naa am na lu ko gën a jafe mooy ku la mag fuuf mat la maam mat la bàyyi jaar foo jaaragul vivre expérience yoo vivreul xam loo xamut kooku léeg-léeg dina jafe trop nga convaincre ko ndax lu mun ci am rek day mel ni baay ak doom rek ak nu doom ji nekk mag ak nu mu nekk kilifa ñaare baay ji da koy xoolee bëtu doom la rek bëtu xale la moo tax bu ñu doxee ba am à travers tout le Sénégal et la diaspora bi moom mun nañ ko sax bañ a lim ndax dama gëm ni diaspora bi yépp léegi sans exception diaspora bi moo gën a mokk biir réew mi moo tax jarul sax li mais bu ñu demee ba am megu Sénégal yépp ndax ñi teew fii échantillon bu ndaw la ci magu Sénégal yi nga xam ne tey embrassé nañu projet Pastef li ma ci gën a yéem mooy sooy def campagne di def caravane ay mag yu bopp yi weex tàll ngay gis sur 1 kilomètre 2 kilomètres ñu topp caravane bi di daw loolu mooy li ma gën a yéem ci mbir mi kon su ma ragalul wax lu ëpp dinaa ne tey jii li ëpp ci mag ñi xippi nañ seeni bët xam nañ fu dëgg féete te ñu ngi jàpp ci projet bi comme ñi fi nekk échantillon kon tey suñu ñëwee taxaw di jëmmal lu mel nii lu rëy la si ñun ndax nag parti bi ñu ngi ko sos 2014 dañu ne woon parti bi mun na admettre ay mouvement waaye 2014 si boppam defe naa mouvement des femmes judd na mouvement des jeunes judd na mouvement des cadres judd na mouvement des enseignants judd na il a fallu ñu ñëw ba 2022 parce que li ñu xamoon mooy mag li koy convaincre dul yomb ndax fi mu jaar ak li mu xam moo tax doo jóg rek mën koo ambale ci dara moo tax ma ne leen li gën a dal suñu xel mooy tey magu Sénégal ni ñu jëlee projet bi loolu rek day dëggal ni fi ñu teg suñu tànk foofa la daf ñuy gën a encourager ci yoon bi nga xam ne moom la ñu tànn te bañ koy tànn xam ni yoon bi du doon yoon bu simple doon yoon bu oyof du doon yoon bu yomb kon ñu ngi leen di gërëm yéen mag ñi te xaw a bañ a d'accord tuuti nag ak Birame Souleye ndax mbir mi wëlbatikuwul de peut-être mënuñu wax ci mag ñëpp waaye bëri na mag ñoo xam ne tey ñi ngi teew fii wala mënuñu fee teew parce que gàllankoor am na ba ñuy gis ñun li ñu gis tey boo moytul ñun juddooguñu woon loolu bëri na fii ci salle bi ndax doyen Alakan mii wax sànq bañ koy ba muy xeex ci clandestinité ñu koy rajjee ci enseignement rajjee ko ci aviation
boobu du tey bu amee ci ñun ñii ñu juddoo nit ñu ngi doon jàng raam defe na kon loolu du tey suñu gisee doyen Diallo Diop toog fi mu delloo ñu ci professeur Cheikh Anta Diop nga xam ne kenn mënul wax la dignité africaine, la souveraineté, le patriotisme te jiitaloo ko ci combat boobu mun naa ne sax précurseur la ci def ko nag ci wàllu politique waaye def ko ci wàllu scientifique ba tey jii ñuy lire ay téereem àdduna bi yëpp di ko lire mu am ñu bari ñoo xam ne ñenn ñi sax duñu nit ko ñuul waaye moo leen yee ba delloo si leen ci panafricanisme kon loolu lu fi yàgg la ñi ci nekkoon ci politique bu yàgg ñoom doyen Madiaye Mbodj mi nga xam ne jaar-jaar boobu nga am kon dafa fekk rek génération bu nekk àdduna jaral leen di leen taxaw ci terrain bi wax poñetu am Sénégal jaral leen ñooñu te nañoo mag Pastef ci yi ma gis kon Pastef soxla na magu Sénégal yépp nag ndaw ñi mag ci suñuy société ñu ñu ko mos a fàtte surtout ñu ne ndaw ñi parce que dañuy gëmloo ni génération bii génération ouverture la génération yeewiku la dafa am lu ñu doon di yaree di yar xale diggante ak mag mooy jox ko cër respecté ko may ko nopp loolu la ñu yàgg yare ñun duñu ay tubaab ay nit ku ñuul lañu ci suñu société loolu la ñu jàngal waaye ay croyants lañu ak diine bu mu munti doon suñuy croyance loolu la ñu jàngal toujours dama naan su amee lu ñu war a jàngi ci tubaab bi mooy liñ ñu raw te loolu weesuwul ci technologie ci science ak yu mel noonu waaye ci wàllu jikko ak aada ak culture ak société amul dara lu ñu war a dem copier ci ñoom tous moo tax bu ñu fàtte yooyu kon tey bés bu rëy la ci ñun bésu kontante la parce que lu toll nii ci ay mag du solu ñu leen ci ay kaar andi leen digguñu leen dara ñu bàyyi seen yitte ñiy def lu mat 500 kilomètres 600 kilomètres ñenn ñi dagg ay billet avion ñëw teew fii fekke si lii dama jàpp ni message bu rëy la ci Sénégal ak ci àdduna bés bu rëy la parce que ñi ñuy wax magu Pastef dooruñu tey keroog bi ma gisee gannaaw bi ñu invalidé ci lu dul dëgg suñu liste titulaire coow li bëri loolu ci réew mi mu am ay manifestation bakkan rot ci ñu jàpp ci ay nit waroon am yeneen manifestation ma gis magi Pastef organisé wu génn nekk ay mag yu bëree bëri dox ay kilomètres biir Dakar sama yaram dafa daw waaye nit ñi xamul mooy magi Pastef yooyu depuis ay at yemuñu ci liggéey ci yaatal kuréelu magu Pastef
waaye ñi ngi liggéey lu rëy ci parti bi ndax xam ngeen ni politique ak ay xëccoo ay xiiro ak ngaayoo ñoo mus a ànd. loolu léeg-léeg sax militant Pastef fi dañ ciy juum léeg-léeg nga wax ak nit mu ne la way moi je m'étais engagé pour des principes eh bien lii xaw ma ko su dee affaire yi ay xëccoo la moi je laisse tomber. waaye dama ne xilaafa sax ci islam ay nit xëccoo nañ ko te jëf ngir yàlla kese la. ñun ay nit dong lañu. le choc des ambitions mënul ñàkk fu ay nit daje. li am solo mooy nañu am ay textes yu leer yu koy atte waaye balaa ñuy dem ci textes ya ak contentieux ak arbitrage magi Pastef yi li ñu réglé ci biir Pastef ci ay contentieux da nga leen di dégg Louga da nga leen di dégg Bignona da nga leen di dégg Ziguinchor da nga leen di dégg Saint-Louis fu ñu dégg ni problème am na ñu dem dajale nit ñi toog waxtaan ak ñoom andi seen expérience en tant que mag pour rafistoler pour dajale leen pour aplanir les difficultés. kon dama jàpp ni ñi ngi doog a am nag pàcc bi gën a am solo ci parti bi mooy magi Pastef ni ndaw Pastef yi amee solo JPS ci massification ci mobilisation ak si takku nekk ci terrain bi saa suñ ko soxlawee nu ko toll wala nu ko ëpp la magi Pastef yi amee solo ci ñun. kon ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal lii ngeen xam ne jël ngeen ko ci mission yàlla yombalal leen ko parce que Sénégal am na yaakaar ci yéen mag ñu mel ni yéen. Biram wax na ko daanaka ndaw amu fi parce que lépp mooy conscience yëg-yëg ak yéene ci sa réew. mag am na fi waaye xale amu fi de gën a mag am na fi waaye gone amu fi même ñi nekk ci jeunesse patriotique jàpp naa ne du ñu ay gone parce que bëri na ñoo xam ne ci seeni moroom ña ngay topp di daw ci gannaaw gaa yi pour 5000 ak 10 000 bi ñu leen di jox ñoom ñooy dajale seen xaalis di ko dugal ci parti bi parce que dañoo gëm ab projet loolu mag a koy def. ñiy wax nag nii lii dafa firndeel évolution projet Pastef waaye àllakan wax na ko léegi Pastef fusionné na ak ay parti yoo xam ne boo ci jël référence la ci Sénégal ci histoire du Sénégal te du ñoo xam ne mën nga leen a laxas noonu yóbbu leen caaxaan yóbbu leen fenn muy lu am solo ci ñun en tout cas ci li ñu jàpp ni day gën a crédibiliser projet bi. Pastef door na politique 2014 jamono jooju boo génnoon ci mbedd mi ne Ousmane Sonko ñu ne la kuy kooku fu mu jóge boo génnoon ci mbedd mi ne Pastef ñu ne la xanaa ab daayira la kenn xamuñu woon ñuy dox di dox di dox 2017 di dem assemblée plus fort reste ak coalition bi ñu àndaloon am benn député boo xam ne dañuy jàpp ni ci asaka bi la bokkoon ñu continuer di dox 2019 ñu dem élection présidentielle yàlla may ñu génn nekk 3e avec un score de 16 virgule quelque chose boo xam ne du woon lu yomb parce que ñi ñu doon jàmbaroon yépp ci jaar-jaaru politique ci koppar bi ñu yoroon ak ci leneen tolloo ñu woon ñu continuer di wéy 2022 élection législative tey kuy parti politique opposition Sénégal Pastef moo ci ëppale ay maire ak ay président de conseil départemental. ñu continuer wéy 2022 ba tey élection législative toujours ñu ànd ak ñi ñu ànd ak coalition bi ñu bokk kuy opposition Sénégal moo la ëpp député waaye ñun en tant que Pastef kuy opposition Sénégal suñ nga ëppalewul député ñoo ko tolloo loolu yëpp ci juróom ñaari at kon sant yàlla mu leer ñu nag 2024 buñ ci yeggee ci jàmm ci kàttanu yàlla
réew mi dina tegu suñu loxo leer mi loolu waxuñu ko ci ay xam nga léeg-léeg homme politique def surenchère mu leer ko ni ñetti nit toppuñu ko mu génn ne candidat laa damay jël réew ñun li ñu wax dañ ko teg ci ay firnde ndax barki démb lañ jógee ci campagne gis nañu xam nañu duggante nañu ak Sénégalais yi jëflante na ñoom ñi ñu jàkkaarloo noonu xaalis bu dul jeex ay milliards la ñu génne te fu ñu romb ñu yoxale ñun génnewuñu dërëm pour Sénégalais topp ñu te fu ñu romb gis ngeen dafa xewoon loolu ak fi ñu jaar ba yegg si fii ku am seetlu am nga sa te xiiroo ngaayoo yi bañ a nekk ci débat détail yi xam fi ñu jëm jublu ci liggéey bi te liggéey bi weesuwul duggaat ci dëkk bi ak ci àll bi surtout xam nga dama annoncé mois de novembre waaye sama yaram dafa xaw a tàng septembre bii bu soobee yàlla ñu commencé ci incha allah ñu xaar ba novembre bu soobee yàlla bu ñu installé assemblée nationale bi ba noppi dañuy commencé tournée bi parce que mbir mi amatul lu ñuy xaar liggéey bi weesuwul fexe ba Sénégal yu binduwul ñu bindu ji ndax nag man li ma gëm téeméer yoo jël ci Sénégal yu bindoowul juróom-ñetti fukk ni ñun lañu àndal man loolu laa gëm kon nañu fexe ba ñu bindu ji liggéey bi weesuwul fexe ba liggéeyu sensibilisation bi ñu door te mu am solo am sénégalais yu bari yoo xam ne yéena leen ci situation réew mi ñu nekk ci loolu ndax nag gars yi duñu seen moroom xam nga milliards yi ñu randal yépp ci keesu trésor public bi dugal ko ci politique bi jënd ay patron de presse jënd ñu leen di waxal suba su ne ñu leen ñu xëy leen di saaga ak di xaste fu ñu dem dugal fa xaalis bu dul jeex dama ne département de Mbacké rek dañ fa dugal ci ay milliards tabaxoon na ay hôpitaux yu dul jeex dafa la leen duma yu gën a métti ci département de Mbacké rek kon ñooñu waaw li ma wax ci Mbacké dama joxe benn exemple rek waaye li ma wax ci Mbacké moo valable fépp moo valable Ndar moo valable Guédiawaye moo valable Ziguinchor moo valable Thiès fépp fu ñu leen dóor yu métti rek dama ne looloo fa am koo xam ne lu ne def nga ko dégg naa bi duma yi méttee ci législative bi mu xëyee dafa ne moom ak inauguration yu bëri yëpp comprendre li tax sénégalais woon ko gannaaw xam nga maa ngi fàttaliku ndeysaan il paraît que président Diouf bi muy daanu biñ ko nee gars yi dañuy peese meew ci boutique yi dafa ne moom xamuloon loolu kuy daanu rek noonu lay def da ngay say géwél wër la nag rep naan la yaa fi nekk dégg nga maam ñépp a ngi sa gannaaw hyperkit bi di ñëw
da ngay jékki-jékki rek gis biddew looloo ko daloon dégg naa mu ne moom lan la fi inauguré. Sénégalais yi dañoo bëgg a liggéey, dañoo bëgg a lekk lu baax, dañoo bëgg a faju, dañoo bëgg a jàng, dañoo bëgg a jóge ci inondation. Sénégalais yi seen revendication du nga ñu nax la di la tabax. jërëjëf doyen moo tax il faut ñu rester concentré parce que lii moo leen dese animation laa ko tuddee xëy di dem ci média yi di yooxu di saaga loolu moo leen dese bu ñu dem seen terrain ñoom perte nañu le terrain politique ñun nañu nekk ci loolu parce que ni ko doyen bi waxee nag looloo am solo gis nga football Allemagne laa ci gën a fan ndax suñ la mënee 9-0 lañ lay doon fii rek ngay gis ñu mun fii rek ngay gis suñu équipe yi dominer équipe pendant 90 minutes ñu naan équipe ba dugal na à la dernière minute benn contre-attaque premier tour dafa am solo loolooy 9-0 yi loolu moo war a doon objectif te ñu gëm ni lu mën a nekk la moo tax ma ne ku yaakaar ni ci ay complot ay combi ngay arrêté projet bi yaa ngi nax sa bopp man de yégaluma ko sax sama yaram bu ma xëyee maa nga ca la ma nekk su doon jot ba xaar nag fan la ñuy mujjee ak seeni complot ndax sàcc ndënd yomb na nag waaye foo koy tëggee foofu ma ci dara kon tey jii doyen Alla Kane dafa résumé wax ji yëpp Sénégal yëpp laay waxal nag dañoo nekk ci lu tubaab di wax croisée des chemins mooy célébé yoon ci loolu la ñu nekk bu ñu juumee ci yoon bi rek xam nga autoroute yenn saa yi boo de jëlee mauvaise sortie bi il faut nga defi détour bu sore balaa nga mën a yéegaat ci autoroute bi li ñu daloon nag à l'indépendance mooy dañoo jëloon mauvaise sortie moo ñuy dab ba tey ji gëm naa ni conditions yi réunir na te bu kenn jàpp ni jëmm Ousmane Sonko moo ko réunir tuuti naa ci trop dafa fekk Sénégalais yi fi daje ñëpp ak les milliers et milliers voire millions de Sénégalais yu gëm projet bi kenn ku nekk ci moom ko yoroon ci boppam ba pare il fallait juste benn cadre boo xam ne mun na dajale ñooñu ñëpp moo tax nag war nañoo fexe ba bu ñu jël mauvaise sortie bi cette fois-ci aussi sama mbokk Sénégalais yëpp laay wax nañu moytu caaxaan bi mooy kiy ñëw lu dul essayer la jox xaalis naan la woteel ma waa kiy ñëw naan la woteel parce que kii bokk leen xeet wala bokk leen tarixa wala bokk leen diine wala bokk leen région lu tardeel Sénégal loolu bokk na ci nañu xam ni moment bi ñu toll ci la ñu mën a fireeku définitivement ndax réew bu amul souveraineté du développé mukk ci àdduna amul moom sa bopp mën a tànnal sa bopp mën a téel sa bopp ak lépp loo war a téye nag ci lu réew moom loolu réew bu ko amul mënul développé du musa am jëlal réew yu développé yépp li base bi mooy souveraineté ak patriotisme te ñun andiwuñu lu dul loolu wala feddaliwuñu lu dul loolu parce que ay nit wax nañ ko xeex ko balaa ñun moo tax projet boobu magi Pastef ak ñi fi nekk ñëpp mooy seen projet te dañ naan ñun ñi ñëpp dañuy liggéey pour les générations à venir laajte suñu réew en main ba développer ba démarrer un nouveau projet ñi ko doon xeex démb ak barki démb ak ñi ko dugg ñi ci dugg tey ci xeex boobu ñun ñëpp yàlla nañu ko yàlla may caaxaan taxu ñoo jóg de ñun politique wuñu dans le sens du ñuy wooye politique Sénégal loolu taxu ñoo jóg bu doon loolu rek li ñu ci fekk yëpp duñu ci fekk ñun jaamu yàlla ci lii ñuy def moo ñu tax politique politicienne taxu ñoo jóg moo tax mu ne jaral nañu ko te gëm naa ni c'est aussi valable pour chacun et chacune de ceux qui sont là moo tax fi may daanelee
gannaaw bu ñu leen gërëmee sant leen bu baax réitérer suñu satisfaction ci jàkkaarloog jëm yi may gis te ku nekk ni mu tuuti tuuti mat nañu bàyyi waaye ñi ci ëpp wala ñu ci bëri mat nañu sax maam mooy wax leen ni ñun ñii di seen doom te yàlla nattuñu ñu jiite mbir mi kóolute gi ngeen am ci ñun su ma koy wax nag damay wax ci turu ñi ma àndal ñëpp depuis bi ñuy sos parti bi ba tey jii te ñu nekk ci suñu génération ma dalal seen xel ni vous avez raison de nous faire confiance. Vous avez raison de nous faire confiance parce que li ñuy wax ak li ñuy jëf gëm-gëm la bu fort yéene la bu ñu am ci réew mi bëgg xeetu politique bii ñu xam ci ay tappale président boo xam ne nit ñaa ngi ci ndox mi hôpitaux yi doxuñu dara doxuñu nga xëy suba bëggoon jot nekk palais di recevoir ay maire ak ay député naan dañ leen di jënd yu mel noonu la ñu bëgg mu jeex ci réew mi càccu alal la ñu bëgg mu jeex ci réew mi bu ñu yàlla joxee réew mi de néew ma kenn du sàcc de waaye du sàcc caabi dina la féete gannaaw parce que alalu réew mi ba ko dagg suufu réew mi nangu suufu paysan yi jaay géeju réew mi jaay pétrole ak gaz réew mi dina fi jeex alalu réew mi dina des ci biir réew mi ñu séddale ko nag de manière équitable ba citoyen bu nekk liy wërsëgam mu jot lii moo ñu tax a dugg ci politique moo tax may leen vous avez raison de nous faire confiance et sachez que nous avons énormément confiance en vous te am nañu yaakaar ci apport bi ngeen war a andi parti bi ñu ngi leen gërëm leen sant asalaamaaleykum